dafay compliqué. C'est bon. Ouais. Voilà. mi ngi noonu mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat fii ci Teranga FM di leen fàttali nag ñu ngi ci émission sans détour boo xam ne tey c'est spécial parce que ki ñu invité ni tollu professeur Mary Teuw Niane mooy suñu gan nekk koo xam ne man dama naan ko tout le temps éminent professeur ndax xale yi ci moom la ñuy roy waaye ñi bokk ak moom jamono dañu ko bàyyi xel ndax njàng mi ndax yaru bi ndax itam li nga xamante ni moom la mën a indil réewam te ñun ñëpp ñu xam ko donc bu ñu ko amee comme gan nag daf ñuy neex ñu daal di ko def émission spéciale di ko gërëm ci ñëw bi mu ñëw fii ñu ngi toll woon ci foo xamante ni ci waxtaan wi sore woon nañu ci lool waaye nag damay dellu tuuti rek ci wàllu politique bi ndax dafa am loo xam ni fan yi moo caractériser langue politique bu Sénégal muy violence nga xamante ni gars yi fu ñaar ñu bokkul ni ñuy gisee daje rek xeex day daal di juddu ba mu am ay gaañu loolu tamit pour nga indi ci benn lancer ci appel par rapport ak fii ci Ndar ñun nag mosuñoo dugg ci loolu Ndar moom ci jàmm la ñu mos a wotee ci jàmm lañ ko mos a jeexale ki jël raw gàddoom toog ña ca des daal di koy félicité. waaw fii dëgg naa wax nga yëpp sax parce que affaire politique xeex waru ci jóge lan la mbiru yaayante la da ngay jaay sa bopp wane ni li nga bëgg mat nga ko mun nga ko yor te am nga jumtuwaay muy sa programme ak ay àndandoo ñu am compétence pour ëllëg suñu la joxee dëkk bi nga mën a liggéey li nga dig waa dëkk bi loolu nag warul am coow warul am xuloo warul am xeex warul am gaañante ak yu mel noonu ñu koy def rek c'est que li ñu amuñu lu ñu mun a yeeyee nit ñi parce que man ñun de jàmm la ñuy woote te ñi gis sama gis-gis ci politique dama ni politique man sama gis-gis ñetti mbir ñoo ko lal patriotisme paix muy jàmm ak luy jëmloo dëkk kanam progrès xam nga ku teg loolu ñetti ponk ñetti pays yi kooku moo di jàmm bi dafa am solo parce que ci suma réew bu am développement ci fitna mbaa ci xeex mbaa ci guerre ak yu mel noonu day delloo réew gannaaw day delloo dëkk gannaaw ndax politique ñiy tax rek ñu indi coow lu bare mooy ñu koy dundee politique warul nekk lu ñuy dundee man dama am métier professeur la donc ma def politique ma ñàkk def politique ci laa am li ma am yépp politique kenn waru ko dundee da nga war a am métier am looy def politique ngir nga jëriñ askan bi pas nga jëriñoo askan bi te suñu delloo see loolu rek di nga gis ni jàmm dina gën a bari beneen bi tamit lépp luy indi fitna te nit di nekk ci politique bi danga ko war a bàyyi ndax soo buggee defar dëkk bi munoo ko defar te jàmm amul donc ku nekk war na dow fitna ñun de dañuy dow fitna dañuy dow fitna ñun donc li may wax rek il faut ñu woo xale yi ci li nga xamante ni moo di débat d'idées di waxtaan ci li mën a jëmale réew mi kanam ci li mën a jàppale xale yi ci lan moo leen mën a suqali foog naa loolu rek fi mu nekk nii pàcc yooyu bu ñu ci sëggee dinañu am loo xamante ni dinañ cee sukkandiku te du doon xeex ak xuloo mu nekk débat d'idées boo xam ne dafay rafet te ku nekk mën cee dugal sa loxo ci politique boobu itam nag am nga ay alliés alliés yi nag am na ci ñoo xamante ni ponkal lañu man ñu ñëw fekk si la lu demee ni ki Amadou Dia docteur déggoon nañu Bamba Dièye mais finalement on a dit que c'était pas lui ay ñooñam la xanaa loolu di ci indi ay leeral dégg nañ ci itam ki nga xamante ni moo di président chambre de commerce di Souran ñoom ñëpp ñu bootu ci sa ginnaaw ak allié de taille boo xamante ni itam mi ngi nekkoon ci keppaaru Mansour moom tam mi ngi ci sa wet di Thierno ñoom ñëpp léegi ñu ñëw def bloc ci yow loolu tamit est-ce que dina tax sa jàmmaarloo ko Mansour tey est-ce que du indi xët-xët
suñu wàll parce que dañu am d'abord ñoo xam ni programme bi ñu nar a def dañu ko jëmmal parce que wax naa ko sànq ñun c'est un programme ambitieux réaliste et réalisable programme bu lalu ci intercommunalité bu lalu tamit ci koom-koom bu taxaw loolu soo jëlee président chambre de commerce Cheikh Mouhamadou Souran jiite la liste proportionnelle defe naa ni mën nga wax ni ah ñii de li ñuy wax am na ay nit yoo xam ne mën nañu ci taxaw soo jëlee toujours ci loolu dal te mu la ëmb artisan yu bare bare nekk tamit ci ci suñu mouvement bi te Cheikhouna Gueye jiite ko loolu aussi defe naa ni dana gën a jëmmal li ñuy def te soo jëlee Khadisatou Seck te mu nekk Mosides nekk langue de barbarie nekk femme de développement Penda Faye moom it femme de développement ñu bokk ci nga jël aussi madame Ndiaye nga jël aussi Khady Konaté clinique Ndiaye madame Konaté ñëpp xam nañu taxawaayam ci Ndar ak ñeneen ñu mel noonu di nga xam ni koom-koom am na de bay na farataal nañu mbiru koom-koom nga jël docteur Dia koo xam ni koom-koom aussi lay liggéey donte mbiru garab lay liggéey pharmacien la mais xam nañu am na taxawaay ci koom-koomu dëkk bi très social nga jël ku mel na mouvement Vision Saint-Louis te Arouna Diop jiite ko wala Mamadou Wade Loppi jiite ak ñeneen wax ma nag ñu nekk mouvance MTM ak yooyu nga boole nag ñii ne nga xam ni langue politique la ñu nekk muy FSD/BJ xam ñun musuñu wax ni Bamba Dièye ñun lay jàppale ñun dañu ni FSD/BJ bu Ndar moo ñëw ànd ak ñun te gis nga ko ci chambre de commerce teew nañu Ablaye Ndiaye moo jël kàddu d'ailleurs wax ci turu allié yépp acte bu Abdoul May te Dieynaba Seck Thioune nekkal ko fi moom it mu ngi ak ñun Ibba Seye bu République des Valeurs moom it mu ngi ak ñun à Balakos nga jël d'autres un Gana Diouf ak Goxu Mbaaj et cetera mun naa jël ñu bare fële Pikine gaa un Jibi Ndiaye nga jël aussi ñi nga xam ni ci daara la ñuy liggéey ku mel na Seyda may mun a baax wala nga jël Imam Bachir Dia ak ñeneen ñooñu ñëpp ñu jàpp ci moo di Ndar moo ci jàpp nga jël ay jigéen yu am solo ci Ndar ku mel na Mami Ndiaye rakk Ousmane Masseck Ndiaye mu dekk tey ci xor mu Bango la nekk mu jàpp ci ak ñeneen famille Sey bi aussi am na ñoo xam ne aussi suñu kóllëre la ñoom it dañu ci jàpp di ñu soutenir donc dafa mel na ni le Ndar traditionnel tey moo bootu ci ñun ñu ànd pour defaraat Ndar. D'accord kon Saint-Louisien bon temps bi ñëwagul. dem nañu retraite te ñoom it ñu ngi ci biir suñu liste yi donc ak quartier am parce que ñun bu ñuy def investiture dañu def investiture démocratique moo di dañu teg commission d'investiture ñu dem ci quartier yépp parfois sax dañu subdiviser zone yi pour ñu mun a jot ci base bi ñooñu désigner ay nit ci ñooñu rek la ñu tànn pour ñu def ci liste yi. mi ngi noonu mbokk yi ma fàttali leen rek yéen a ngi ci biir Sans Détour ñu invité tey professeur Mary Teuw Niane mi nga xamante ni kenn dootu ko présenté ci biir Sénégal Afrique sax laay wax rawatina biir Sénégal gi moom nag moo samp ndëndëm fas yéene wuutu ki nga xamante ni moo di Mansour Faye ci mairie Ndar bi Mansour Faye xam ngeen ni moom itam teg na ndëndëm ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci gannaaw ñoom Mayoro Faye Abba Mbaye bu Yewwi Askan Wi ñoom ñëpp ñu daal di takk taxaw dëgmal li nga xamante ni moo di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier yal nañu ci bakkan yóbbu ñu tal ko te fekke ko léegi nag dama bëggoon ñu waxtaan ci emploi des jeunes ndax emploi des jeunes boobu dafa sooke lu bëri temps yële ci kaw bi nga xamante ni événement yi diggante Sonko nguur gi juddu na après nag gars yi songu nañu emploi des dana doxal dana indi entreprise parce que entreprise rek
moo mun a indi emploi tant que taxawaluñu entreprise yu sakkan yu bare emploi du génn looloo tax mu génne 8 projets économiques yu boo ci gis entrepreneuriat yi indi muy port bi à Firop muy centre d'affaires bi à Pal muy zone économique spéciale à Fass tey benn mairie moo def liggéey boobu muy mairie Sandiara avec docteur Serigne Gueye Diop mais docteur Serigne Gueye Diop c'est un chercheur comme ñun la donc xam na lan mooy zone économique spéciale ak lan moo tax mu mun a ñëw ñu mun ko indi mu dox usines yaa ngi tàmbali taxaw foofu ñun loolu la ñu bëgg a defar Fass mu jëriñ juróomi commune yépp plus la ferme agro-pastorale aquacole à Gandon loolu aussi muy dana agriculture intensive bi élevage laitière bi ak tamit aquaculture bi plus le casier aquacole bu Saint-Louis parce que damay gis ni soo génnee duggee nar nga jël dig bi génn xor sa côté ndeyjoor mais xam nga nawet bi léegi soo fa demee dex la dex bu neex gis nga fa ay pélican yi picc yëpp ñu ngi fa yenn saa sax nga gis ku yor mbaalam di napp c'est vrai que am na jën mais suñu fa ensemencé woon ay jën yu ndaw bon le temps que dex gi di wàcc jën yooyu dinañu màgg mën nga ko utiliser mais suñu ko aménagé nag en casier comme toolu ceeb su dee nawet ñu bàyyi ndox mi dugg su noor ñëwee xam nga day nekk ndox mu weex nga alimenté bassin yi nga am jënu ndox mu weex su dee nawet di nga am jënu ndox mu neex su dee noor nga am jënu ndox mu weex mais mun nañu fa am bassin yu bare te xale yi danañu leen mun a former ndax université Ndar man maa créé UFR sciences agronomie aquaculture et technologie agroalimentaire donc technicien aquacole yi ñu ngi fi ñu ngi leen di former à l'université te dama wax formation soxlawul formation bu gudd pour am métier formation ñetti weer juróom-benn weer juróom-ñeenti weer maximum ak ci métier yëpp pour être un ouvrier qualifié mun na nekk moo tax ma bëgg a taxawal aussi ci Saint-Louis le COFAS le centre communal pour la formation accélérée en compétences entrepreneuriales Saint-Louis kooku dana mun a former xale yu bare ci ay métiers yooyu ci mbéy ci sàmm ci métier numérique yi ak métier yi nga xam ne pétrole ak gaz bi dana ko mun a indi te ñu mun ko jëriñoo à Saint-Louis donc emploi li koy tax mu am mooy taxawal ay entreprise te leen li koy taxawal aussi am na entreprise yu jóge bitim réew yu jóge ci ay Sénégalais yu nekk ci Sénégal mais aussi damay woo waa diaspora te ñu nekk ay Saint-Louisiennes et des Saint-Louisiens nañu ñëw parce que am na ñu bari ñoom am nañu seen alal bugg nañu ko implanter investir ci Ndar ñu mun a investir mairie bi dana leen déglu parce que gis naa ay diaspora yu bari ñëw fii malheureusement accueil bi ñu soxloon duñu ko am donc danañu am accueil boobu ngir ñu jàppale leen ba ñu mun a investir loo xam ne dana jëriñ doomu Ndar yi ak ñu képp ku yeewoo ci Ndar plus aussi xale yi ñenn saa yi du ñu am seen ay projet defar entreprise mais du ñu xam nan ñu koy defee danañu créer incubateur ci commune bi tey am na incubateur UGB man maa ko tàmbali woon ci jamono bu ma fa nekkee recteur te Ousmane Ngom moo nekkoon ministre de l'industrie may ma ko donc ñu implanté ko léegi incubateur bi pare na ñu ngi ciy liggéey donc fii ci ville bi danañu fi def aussi incubateur boobu dana tax tette xale yi ku am idée entreprise ba nga am plan d'affaires bi compétence yi nga war a am pour que entreprise dox ñu jox la ko et puis ñu jàppale la ci wut financement pour nga taxawal sa entreprise. D'accord professeur li may wax rek le programme est très ambitieux waaye nag est-ce que di nga am moyen politique boobu. waaw xam nga loolu moom su ma waxee léegi dañ lay wax ni mun na am kii programme la rek mais dama lay wax sama jaar-jaar parce que loolu au moins
mun a dalal xelu nit ñi man nekk naa directeur UFR mathématiques appliquées et informatique MAI bu mu fa jógee ci juróom-benni at yi ci lañu soppi tur bi tuddee ko UFR sciences appliquées et technologie ndax filière yu bees yi ma fa dugal te du woon xaalisu UFR bi rek dama wuti parce que dama am ay partenaires dama am ñoo xam ne gëm nañu ma te wóolu nañu ma loolu tax su ma jëlee projet teg ñu jàppale ma ci bu yàlla defee 2007 ñu nommé ma recteur de Saint-Louis ñeenti UFR laa fekkoon def naa bi mu nekk juróom-ñetti UFR def naa aussi taxawal naa institut polytechnique de Saint-Louis taxawal naa institut de formation ouverte et à distance maa taxawal aussi ferme agricole domaine d'innovation et d'initiative économique à l'UGB ak yeneen mais yooyu yëpp lan moo ko indi am ñu la gëm am ay partenaires mun leen mobiliser sur un vrai programme bu ma nekkee ministre enseignement supérieur presque amul woon partenaire bu ma ñëwee bu ñu defee concertation yi président adopté les 11 mesures de l'enseignement supérieur ma am sama feuille de route de 10 ans mais boobu laa développé wuti ay partenaires dem naa Corée du Sud ci la ñu ma mayee ISEP bu Diamniadio dem naa réew yu bare signé fa ay convention mobilisé au total bu may jógee enseignement supérieur muy xaalis bu jóge ci nguur bi xaalis bu jóge ci partenaires yi xaalis boo xam ne don la xaalis boo xam ne partenariat public privé la lu ci banque yi 436 milliards donc du lu ndaw ku mun a mobiliser yooyu defe naa ni mun na mobiliser quand même loo xam ni mun na defar dëkk bi ci juróomi at yi nga fay nekk waxuma rek danaa defar lépp déedéet dara plan bi ma joxe bi ma teg danaa farlu ba defar ko parce que je considère que sama contrat la sama diggante ak ñëpp ñuy yeewoo di wote ci Ndar contrat te contrat moom exécution la laaj. D'accord léegi nag biir Ndar la ñuy ñëw biir Ndar gi nga xam ni moom ngeen di wut yéen ñëpp di ko kii ndax am na ay coow yoo xam ni jóg na fi nag am na ay coow yoo xamante ni lu mel ni ci wàllu sport ak stade maître Babacar Seye bi nga xamante ni dañu wax dañ koy def centre d'affaires mu yëkkati fi coow lu bari sax ñu tegandi ko ci suuf mais ba tey mi ngi nekk en cours dañu ko tegandeegum ci suuf spoliation foncière bi itam ca xaar yàlla indi fi nit ñi génn nañ ci tëli bi xeex nañu fi wax te ba tey itam li ñu ci wax rek mooy ñi ci bëri amuñu woon këyit pour dëkk foofu wala nañu leen ko joxe jaarul yoon il fallait ñu nanguwaat ko Diabène côté Bango bi yëpp côté boobu ngeen dëkk yëpp dafa am ay problème foncière yoo xam ne chaque jour askan wi ñu ngi jàppanteel ak ñoom léegi yow yan saafara nga ci mën a indi bu fekkee ne toog waaw dafa am loo xam ne moom du mus a am suñu nekkee maire te gis naa ni aussi maire yi wéy balay maire bii di ñëw musuñu ko def mooy toj ay kër ndax mënuma nangu nit yaxanal as tuuti alal loo xam ne moo ko ñàkk mu am terrain mu tabax ba yenn saa yi mu tabax ay étage nga xëy yow ak gouverneur bi fi nekkoon ngeen dem toj kër di mu boowoo ni ay infrastructure publique ngeen fa nar a def ba dellu si xottiyaat foofu di ko jox ay nit surtout nag gis naa fa ñoo xam ni ay kilifa yu mag lañu ci réew bi ñu jox leen fa ay terrain yoo xam ni kenn xamul nan la day ci kanamu tali aéroport donc loolu jaaduwul te du amati en tout cas te loolu aussi moo gën a tax ñun ñi fi nekk nañu fi jóge parce que kuy def loolu ëllëg suñu la votelee nga amaat juróomi at di nga mottali li nga doon def bare na ñoo xam ne tey ñu ngi seen kër toog mun naa wax ci nen la ñu toog parce que ñun danañu fexe waxtaan ak dëkk bi ndax wax naa ko ci njëlbéen lépp lu ñuy def diisoo la pour ñu restructurer quartier yu bari ngir nit ñi mun a am kayit ñu moomal seen kër seen bopp nga xam ne ëllëg dana jafe dindi leen fa li am xaar yàlla aussi c'est la même chose
ay ëpp doole la ëpp doole nag dafa war a jeex takk ndax réewu droit la du parce que maa nekk maire maa jege maire man nekk mi ngi noonu ak ci fii ci suñu nekk nag dara dafa bëri trop. dafa fi bëri donc émission bi yaakaar naa léegi ci bis jot ñu jeexal waaye nag am na question pêle-mêle yoo xamante ne moom il faut ma jox la ko yaa ngi biir APR génn ko fa naan ñu ngi lay duut ay baaraam tuuma naan dafa war a dem am na sax ñu demandé sa limogeage ñuy demandé da nga war a démissionner comme que yow da nga jàkkaarloo ak seen ki leen jiite muy Mansour c'est le coordinateur de l'APR à Saint-Louis donc yaakaar naa ni loolu itam war nga ci indi gindeeku parce que tamit loo xamante ni la 2 poids 2 mesures lay doon. amul 2 poids 2 mesures xam nga. ñaari bi amul kii ba c'est très simple. man li may jëf sama xalaat maa ko moom. je suis un intellectuel. dama koy assumer. professeur université la xam nga carré bi ñuy wax franchise universitaire ak yooyu lan la. mooy li ñuy jëf boroom xam-xam yi fa nekk am nañu droit def seen xalaat te kenn waru leen ci toppi donc loolu un professeur d'université du toog mu gis xalaatam dencal ko bopp ndax ragal ak lu mu mun ci doon ñun suñu xalaatee dara suñu digganteeg yàlla ñu xam ne njëriñu dëkk bi la luy avancer loo dëkk bi dañu koy baaxee dëkk bi mun nañu juum nag mun nañu juum. yow kañ nga gëj a dem ci ay dajay APR kañ lañ ci lan la ci gëj a woo gëj nga cee participer. ndé fii ci Ndar. fii ci Ndar waaw surul élection. mosuñu woon bokk daje ak Mansour Faye. d'accord surul élection daal moo ñu doon. élection ngeen di. moo ñu doon boole daal. te xam naa yaakaar naa bii moom doo leen gisee ndax fi mu ne bokk leen balka. donc xëy na présidentielle. donc foofu ci Ndar kii daal yooyu la ñu doon tase. loolu moom xam naa ko. mais su woon loolu moom du ñu tase. ci réalisation yi nag parce que am na yu bari yu mu def nag quand même léegi yow ci réalisation yi gisoo ci lenn loo xamante ne rek mën nañoo wax ni dut ko baaraam ni di moom vraiment. xam nga boroomam. man demoon la li fi président Macky Sall def waaw. mais moom. dama bëgg mu ne ma man maa def lii man maa ko xalaat defar ko def ko loolu moom laa gisul. bés mu mën na ko wone te mu nekk lu aju ci yoon. man aw ma problème. d'accord mi ngi noonu émission bi nag temps bi dafa jeex tàkk fi mu nekk nii li ñu mayoon sax xaw nañ cee cof leneen ndax courant bi moo demoon. mais ñu remercier suñu directeur de programme Abdoulaye Gueye Gabez remercier Amadou Lamine Ndiaye mi nga xam ne moo géré technique bi bu ma la joxee nga mën a bu fekkee am na loo fàtte ci ñaari moo nga tënk ko ñu tàggoo askan wi pulaar aussi pulaar bi nuyu leen tuuti waaw nuyu leen ñu daal di ko tëjaale rek benn yoon. waaw jërëjëf bandiraɓe aussi men on salmina onon fof men andi bolol goɗgol mami ɗo ar mi haalda moon pulaar beele onon ne paamon programme o min jiɗi tottu kala mo ngannduɗaa haɗo fina ɗo e Ndar walla haɗo fina Gandon Fass Ndiébène Gandiol a Paal mi yetti on mi salmini on fof yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm ku nekk sa tur ak sa sant di jéggalu su fekkee ni am na lu ma wax te du noonu ngeen baal ma ndax nit moo mel noonu doyul maa ngi leen di gërëm di leen sant te di ñaan yàlla su fekkee ni ñun ñoo gën ci Ndar suñu programme moo gën ci Ndar ñi ñu àndal ñoo gën ci Ndar yàlla may ñu mairie su fekkee tamit keneen la moo gën ci Ndar programme moom gën ci Ndar ñi mu àndal gën ci Ndar yàlla na ko yàlla may. jërëjëf kooku mooy professeur Mary Teuw Niane éminent professeur nekk borom xam-xam macha allah bu màgg nekk loo xamante ni nag Ndar da koy tiitaroo et on est très contente vraiment recevoir ko tey ci plateau bi lu ñu neex la ndaxte nag ñun borom xam-xam rek la ñuy wër ndax nit fu mu toll war naa xëccu xam-xam war naa xëccu jàng ñu ñaaxaat xale yi bu baax ku ci nekk farlu ca la nga nekk ngir caa tekki ba ñu lay wone di la def référence jërë ngeen jëf ñi nekk ci diaspora bi yépp di ñu suivre via Facebook di gërëm ñi toog ci téeméer-ak-ñett.2 bi ñoom itam di ñu déglu am nañu kontaan te loolu retrouvé leen alxames beneen ak beneen gan incha allah.